confession di waxtaan wu leen ni Adja Nafi Ndiaye di defal samedi bu jot diggante 22h jàpp 0h ci confession dinañu waxtaanee lépp loo xam ne lii jafe-jafe la ci askan wi moo xam doomu aadama bi li muy dund ak i jafe-jafe moo xam lan mooy jooy xolam amul kum ko waxtaan ak confession mi ngi ngir waxtaan ak yow xool li say jafe-jafe ñu indi la ci ay saafara. confession samedi bu jot 22h jàpp 0h ak Adja Nafi Ndiaye ci Rewmi FM 97.5. musique gu démb ci Rewmi FM yàgg ngeen ko laajte mbokk yi gannaaw ci tey Rewmi FM la rajo du bonheur indi na leen seen émission musique gu démb dimanche bu jot 21h jàpp 22h ak Adja Nafi Ndiaye lépp loo xam ne li xeetoo nag musique gu démb ngeen mën cee jàng lu bëree bëri ci suñu démb ndax démb waral tey waajal démb dina tax nga mën a dund tey ngir mën a waajal sa ëllëg Nafi Ndiaye ak musique gu démb ci Rewmi FM 97.5 déggal li lii lépp ci musique gu démb ak Adja Nafi Ndiaye bu ko kenn wutee yow mi toute la ville en parle lii rii ci dëkk bi samedi ji 10h jàpp 11h Ndeye Comba Moreau di dalal professeur Babacar Samb nekk jàngalekat ci département arabe bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Ndeye Comba Moreau ak professeur Babacar Samb dinañu waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci Israël ak Palestine lépp loo xam ne jëm na ci tolluwaay université ci réew bu Sénégal toute la ville en parle samedi ji 10h jàpp 11h Ndeye Comba Moreau ak professeur Babacar Samb bu ko kenn wutee. toute la ville en parle lii rii ci dëkk bi samedi ji 10h jàpp 11h Ndeye Comba Moreau di dalal professeur Babacar Samb nekk jàngalekat ci département arabe bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Ndeye Comba Moreau ak professeur Babacar Samb dinañu waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci Israël ak Palestine lépp loo xam ne jëm na ci tolluwaay université ci réew bu Sénégal toute la ville en parle samedi ji 10h jàpp 11h Ndeye Comba Moreau ak professeur Babacar Samb bu ko kenn wutee. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su ne ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji nag seen émission sociale fas yéene waxtaane li nga xamante ni mooy actualité bi di conflit bi am ci diggante Israël ak Palestine ak coow lu bari li nga xamante ni actuellement jur na ko ci réew mi gannaaw déclaration bi nga xamante ni njiitu parti réew mi moom la amal di Idrissa Seck daañu ko waxtaanee wante tamit daañu laal crise universitaire bi fi mu toll lan moo ci solution même bu fekkente ni gouvernement bi jël na ay matukaay est-ce que matukaay yooyu la doy na ngir indi saafara ci crise universitaire bi tey ji ñu fas yéene ko aborder ak ki nga xamante ni mooy professeur Babacar Samb nekk foofulee ca département arabe bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar son excellence ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñu ngi lay nuyu Ndeye Comba di nuyu seen auditeurs yëpp ak ñi ñuy déglu. professeur Babacar Samb tey ji ñu bari dañuy dégg conflit israélo-palestinien ci diggante Israël ak Palestine mais tey ji historiquement dañoo bëggoon xam conflit boobu naka la amee historiquement boo ñu ko doon faram-fàcceel ci yaatal. pour nit ñi comprendre fan la jóge. waaw loolu dana xaw gudde waaye ma jéem gàttal. waaw nga tënk ko. moo di conflit bi ni mu commencé mooy maanaam ñi ñuy tuddee yahud yi juif yi ñoom masuñu am fu ñu nekk amuñu état. dañu tasaaroo woon ci biir Europe fu nekk boo demee Allemagne boo demee Autriche fu nekk ñu nga fa Angleterre lu nekk 1917 nag la ñu
daggaroon li ñuy wax promesse de Balfour maanaam ministre anglais bi moo waxoon ne danañ leen dig place boo xam ne danañ fa am foyer waxuñu état de. foyer foofu la daal danañ fa wéeru. danañ fa mën a wéeru. mooy 1917 arabe yi bañ loolu ñu dem ba 1947 Angleterre ci boppam nga xam ne moo yoroon mandat Palestine maanaam moo yoroon kaaraange geeg lépp foofu. mu xam ne problème bii daal war nañu ko régler muy def benn plan boobu nag ne dañuy séddale Palestine ñaar. mooy israéliens yi nga xam ne amuñu fenn fu ñu nekk palestiniens yi nag ñoo fa dëkkoon mais léegi israéliens yi ñuy tudd ay juif lañ te seen cosaan foofu la woon ñu dal di ko xàjjale yóbbu ko l'ONU adopté plan boobu. mu ne donc war na am ñaari état bii mu ngi tudd état d'Israël bii mu ngi tudd état arabe du même état palestinien état arabe. état arabe léegi nag. ci kaw loolu arab yi ne loolu du ñu ko mas nangu 14 mai 1948 alors ba nga xamee ne bile Grande-Bretagne ci boppam maanaam Angleterre génn na biir Palestine ne maa ngi leen bàyyi ak seen état sa ëllëg sa rek Israël dal di ne man kat déclaré naan la naissance de mon état arab yi ne loolu du ci dal moo di première guerre bi nga xam ne moo am 1947 48 ak 49 ñaari at entre israéliens yi ak palestiniens ak yeneen pays yi nga xam ne ñoo leen doon jàppale comme Égypte Syrie Irak ak yooyu léegi ñu jógeeti foofu ne Israël kat mën nañ ko nangu comme état ci monde bi maanaam communauté internationale waaye palestiniens ñoom ñu wax ne ñun état Israël dafa warul am loolu moo ndiwaat beneen ñaareelu guerre bi nga xam ne moo am 1967 nga xam ne Nasser ci boppam moom moo accueilliroon palestiniens yi bi ñu bëggee créer seen organisation bu mag boobu ñuy wax OLP Organisation de Libération de la Palestine en 1964 ci Caire Yasser Arafat ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal yépp maanaam ay organisation yu bari lañ ñu dajale seen bopp tudde seen bopp OLP loolu nag daf leen di may ñoom ñu mën leen xam ràññee leen comme ñi nga xam ne ñoo war a ŋànk ëllëgu Palestine loolu nag moo indi xeex bi nga xam ne maanaam Égypte préparé woon na ko lool ak ñemu àndal ak Syrie pour ñu daal ñu faagaagal Israël waaye nag renseignement américain moo leen may ba nga xam ne Égypte mu waroon na ay avion waroon nañu décoller pour attaquer 30 minutes avant rek Israël yi ñëw fekk leen sa base ba ñu nekk daal di bombarder yëpp voilà moo foofu nag la Israël occupé maanaam li ëpp ci suufu Palestine waaw mais lan moo tax waa Israël juif yi ñoom seen bopp amuñu woon réew amuñu woon dëkk maanaam amuñ tasaaroo comme ça lan moo ko waraloon. li ko waral moo di ne xam nga boo delloo ci histoire bu sori. da ngay dem ba Abraham dem ba Moïse te loolu matu ko mais li ñuy man jàpp rek moo di ne foofu dafa juif yi dañ fa mës dëkk ak arab yi ndax dañuy wax ne kon Palestine. waaw ak palestiniens looloo tax organisation des Nations Unies jël mesure boobu. voilà looloo tax ñu jël ko ndax ñoom ci seen cosaan ñaar ñëpp foofu la ñu cosaanoo te dañuy wax ne Idrissa Seck comme li mu wax ni am na lu ci nekk dëgg mu ne ay cousin lañ maanaam dañu ne ñii Ismaël moo leen jur jóge ci Abraham ñii kii moo leen jur Isaac jóge tam ci même père. loolu dafa mel ni ñaari cousin yooyu lu mu doon wax d'accord ma nag ci ni mu ko waxee. mais dama ne ci historiquement mën nañu wax loolu au départ. danañ ci ñëw ci kanam waaye nag problème bi mooy ba nga xamee ne bi la guerre boobu am na Nations Unies ne Israël na dellu ci frontière ya mu newoon. ya mu nekkoon. voilà bu guerru 6 jours 67 bi la am Israël itam nanguwul loolu. dem continuer même waxuma sax Palestine dem Golan le Golan bi nga xam ne moo nekk ci Syrie dem occuper ko dem occuper aussi Liban le sud du Liban maanaam dañuy wax espace vital ni ko
comment dirais-je allemand yi daan def mooy loolu la Israël def maanaam pour aar frontière am dem jël teeru Palestine jël teer benn partie ci Liban jël benn partie ci Syrie te léegi nag Liban jóge na fa waaye Syrie ba léegi Israël mu ngi occupé Golan comme toute la Cisjordanie li ñuy wax Cisjordanie ba léegi Israël mu ngi ko occupé loolu daal mooy indiwaat deuxième guerre bi ñuy wax guerru 1973 nga xam ne nag Anwar El Sadat moo ko jiite mu dem vraiment ba am fi benn ndam ba nga xam ne Israël xaw na si am défaite bañ fa jógee nag la ñu oote États-Unis léegi de ñaar ñi waxtaan moom la ñuy wax accord de Camp David Égypte ak Israël waratuñu xeex waaye nag jàmm ji nga xam ne nag moo waroon saxal seen diggante ñaari Égypte ak Israël loolu am na ndax Anwar El Sadat dafa jógee même Égypte pour la première fois maanaam dirigeant arabe dem Israël dem ba seen parlement bi ñuy wax Knesset def fa discours ñëpp ñaawlu ko ñu dàq Égypte maanaam organisation Ligue des États arabes bi nga xam ne ñu ngi ko créé woon Caire depuis 1945 ñu dàq Égypte ci l'OCI ñu dàq Égypte ci maanaam l'UNESCO bi nga xam ne bi la daal mooy Munazamatul Arabiyya wa Saxafal Ulum ALEXO bi nga xam ne mooy UNESCO des pays arabes donc Égypte nekk seul avec américains loolu nag moo indi ñu boom Sadat en 1981 jàmm amatul jàmmaarloo bi gën a bari lool ci diggante palestiniens yi ak yeneen groupe yi nga xam ne juddu nañ ci gannaaw OLP comme Jihad ak Hamas ñu ne ñun daal même accord yooyu nga xam ne dañ ko négocier avec Égypte d'accorduñ ci accord yi nga xam ne Occident maanaam Union européenne ak États-Unis ñoo ko organisé ñu koy wax accord d'Oslo ñu ne ñoom d'accord ñu ci ñoom waa Hamas li ñu bëgg mooy di terre yi nga xam ne moom la Israël masoon occupé yépp mu génn ko ndax ñoom ñoo ko moom Hamas nag boo ko dañ leen jàppee comme groupe terroriste waa Hamas palestinien waaw Hamas ak Jihad ñaar ñooñu mooy ñi nga xam ne ñi leen nag sa dëgg-dëgg léegi ñoom ñooy xeexal maanaam peuple palestinien OLP maanaam Mahmoud Abbas nga xam ne moo remplacé Yasser Arafat moo yor état bi ngànk état bi waaye Hamas moo yor parlement bi moom même premier ministre bi sax Haniyeh moom Hamas la waaye nag pour bëgg a jàmm dem nañ ba mënatuñ gouverner ñoom ñaar mu démissionné ñu jël nit koo xamee ne kile bokkul fenn teg ko fa mu nekk premier ministre waaye nag Israël taxul ba tey Israël dellu gannaaw ci la mu occupé woon lax sa dolli Israël jóge jël gouvernement ba nekkoon Tel Aviv mu indi ko donc Jérusalem mu ne léegi moom foofu day yóbbu capitalam loolu daal moo tax situation bi egsi na foo xam ne plan yi de paix yi nga xam ne mooy tànki jàmm yi ñu ci doon dox yépp moo xam bu Arabie Saoudite la woon ñu koy wax plan Abdallah moo xam bu Union européenne la woon ak l'ONU loolu ñu wax le quartet boobu yooyu yëpp daal bu nekk daal amul benn boo xam ne bi lee indi na jàmm foofu. mais professeur dinañuy dégg tamit li ñuy wax terre promise. waaw loolu est-ce que mën nga ko faram fàcce loolu dañuy wax ne mu ngi ci seen téere boobu ñuy wax Tawraat. waaw Israël maanaam dàq nañu leen Pharaon na dàq na leen yeneen nguur yu bari dàq na leen suuf sa ñu ne woon ñu génn boo gisee ñu tasaare comme li question bi ma jëkkoon posé. mooy boobu waaw seen tasaaroo boobu mooy nguur yi nga xam ne moo nekkoon Égypte te Égypte mooy yor diiwaanu li ñuy wax le croissant fertile dañu dàqoon juif yépp ñu génn foofu. moo tax ñu tasaaroo nag fu nekk ñu nekk fa. juif yi nag xam nga ñoom dañu nekkoon ñoom dañ mas di tukki nag ñu bëgg a tukki lañ. duñu toog benn place te fu ñu dem it commerce la ñuy def te fu ñu dem it danañu dem ba ŋànk commerce ba yépp loolu moo xew fu ñu nekk ci Europe boo gisee commerce même boo demee États-Unis tey lépp luy internet communication banque yooyu lu baree bari ci loxol juif yooyu la ne boo ñëwee maanaam dañuy wax Europe de l'Est ak Angleterre lu bare bari ci société yi juif yi. mais puissance juif yooyu lan moo ko waral professeur. ah. juif yi lan moo tax ñu am doole.
ba pare lan moo tax ñu gis États-Unis ak ñoom seen ñi am doole ñëpp ñoom la ñuy jàppale lan moo ko waral. li ko waral mooy ñoom dañu nekk di peuple boo xam ne dañ leen faagaagal France affaire Dreyfus defe naa di xam nga ko moo di maanaam officier juif boobu nga xam ne dañu ko discriminer woon en France ñiy def droit de l'homme yépp taxaw na lii warul am loolu nag ak lobby bi nga xamee ne bi li moom la juif yi am moo di commencé nañu depuis lu mat siècle ngi nii mooy conférence de Bâle nga xam ne juif yëpp dañu dajaloo ñu ne la ñu créer li ñuy wax le sionisme maanaam idéologie la boo xam ne xalaat boo xam ne dañuy wane ne ñun ay nit la ñoo xam ne yàlla dañu tànn ñu bokk ci ñi gën ci xeet yi ngoon nag dañu war a am alal dañu war a am espace vital dañu war a nekk ñoo xamee ne ñi lee am nañu rôle bu ñu war jouer ci biir àdduna bi loolu moo waral ñoom ñu dem ba ŋànk économie États-Unis ŋànk économie yenn pays comme Angleterre ñooñu nag ñu dal di ranger wu ci seen gannaaw di leen jàppale te ñoom itam bëgguñu woon juif yi des seen réew ñenn ñi gannaaw la xewoon Allemagne ci deuxième guerre mondiale xam nañu ko alors juif yi faagaagal nañ rey leen chambre à gaz ak yooyu léegi nag itam am nañu daal ci ñoom benn yërmande ñi ne ñi war nañ leen utal fenn fu ñu nekk ba ñu koy ut sax gis nga xam nga fu ñu jëkkoon jël mooy Entebbe maanaam en Ouganda foofu lañ leen bëggoon yóbbu waaw Angleterre foofu la jëkkoon yi mu bañ léegi ñu ne Jabalul Ahdar mooy la montagne verte en Libye juif itam ne déedéet ñun dañu bëgg retourner à la terre promise bi nga doon wax léegi fi ñu Tawraat waxoon maanaam le Torah ñu waxoon ne danañu dàq nañu waaye war nañu dellu si suñu suuf soosu moo tax ñoom ñu ne ñoom foofu rek la ñu bëgg moo indi li ma lay wax nii li ñu wax promesse de Balfour de 1917 ñu ne ay la yéwén ñii nañ leen delloo si seen suuf te loolu nag ñi ko defoon mooy Angleterre. kon yow jàpp nga ni boobu mooy puissance bi gën a am solo. avant États-Unis. kon yow jàpp nga ni comme li ñu bari di xalaat maanaam Palestine victime la ci guerre bi am ci diggante ñaar réew yi victime la dañ ko tooñ. dañu ko tooññar bi ko sa dëgg-dëgg ndax fi mu nekk nii ba ñuy def plan boobu de partage bi sax palestiniens yi maanaam boo leen doon xayma ñë fa dëkk maanaam fukk yu nekk juróom-benn yi ay palestiniens lañ ñeente yi ñoo di ay israéliens ñuy juif yi nga xam ne dañu saxoon foofu mooy juif yi nekk Orient léegi juif yi xam nga ñoom ñu bari ci ñoom dañu dawoon dem Maroc wala dem Algérie wala astafurlah dem Tunisie ñooñu séfarade yi léegi ñu oo leen ñu dellu sewaat pour nekk ci suuf soosu moo tax ñu mën a am sax nombre boobu ma la wax ñaareel ba mooy Palestine ba ñu koy def partage bi dañu jël 56% maanaam téeméer bu nekk ci suuf si juróom fukk ak juróom benn ñu jox ko Israël bi nga xam ne moo gën a néew lim ñu jël palestiniens yi fa dëkkoon ñu jox leen li nga xam ne li de dafay nekk 45% maanaam téeméer boo jël maanaam ñeent fukk ak juróom ci suuf sa moom la palestiniens yi nekk te ñoom ëppoon nañu Israël presque ñaari juif yi presque ñaari yoon loolu mooy première tooñ bi nga xam ne maanaam plan de partage bi moo juste loolu moo di woon guerre 48 ñaareelu tooñ bi itam mooy ba ñu defee guerre 67 def guerre l'ONU taxaw na ne Israël dafa war dellu ci plan ba nga xam ne moom la ñu adopté woon mais ba léegi Israël jël na suuf ci 1967 jël suuf ci 1973 et depuis ba nga xam ne Isaac Rabin bi nga xam ne moo bëggoon mook maanaam mooy président travailliste bi nga xam ne mook Yasser Arafat demoon nañu bay bëgg vraiment naissance u ñaari état yi ku nekk xam sa morom malheureusement ñu rey ko ngir li mu jege nekk Arafat bëgg ñaari état yi ñi nga xam ne ñooy sioniste yi mooy extrémiste yi ñooñu nee nañ beneen état waru fa am budul état Israël ndax terre promise boobu ñu wax
mooy Galilée yëpp maanaam li nga xam ne mooy fii palestiniens yi dëkk yëpp seen maam moo ko moomoon mooy terre promise loolu ñoo ko nag moom moo indi problème bii nga xam ne bile tey jii Hamas moom dafa nanguwul benn plan ci plan paix yi nga xam ne moo am voilà xam nga OLP moom dafay jouer diplomatie au niveau européen au niveau des pays arabes au niveau des comment dire de l'ONU am na représentativité il est reconnu donc dafay fonctionner comme benn autorité palestinienne pas état mais autorité reconnue mais Hamas loolu la bëggul Hamas daf ne ñoom seen suuf sa ñu amoon ba Israël laa sax moom la ñu bëgg wala boog lu mu bon bon plan ba ñu adopté woon 1947 ñandi boobu daal moom amul dara mënu ko bàyyil benn pepp ci suufu Palestine loolu moo indi li xew actuellement ñu gis ne tamit dafa mel ni Donald Trump dafa yokk ci xar mi keroog xaw ma nu ñu koy waxee en tout cas mu installé ambassade du États-Unis d'Amérique foofu lay ca Jérusalem def ko capitale bu Israël ban jàngan nga ci am waaw loolu moom dafay indi beneen mbir xam nga palestiniens yi nu ñu ko tuddee mooy deuxième occupation am na occupation Israël boobu ne bi la kenn lamam tewu ko am na deuxième occupation mooy Donald Trump li mu wax ne reconnaître na ne Jérusalem mooy capitalu Israël xam nga Israël capitale am mooy Tel Aviv maanaam ambassade yëpp fa la ñu nekk gouvernement bi fa la nekkoon léegi bi nga xam ne Likoud ñoom arrivé nañu pouvoir ñoom ñoo ne léegi Netanyahu dañuy ñëw indi capitale bi ci Jérusalem ndax Jérusalem lu tax Jérusalem ñëpp xam nañ ne arab yi ñoo fa gën dëkk ñoo fa gën a bari maanaam boo ko doon seet à l'origine 80% maanaam téeméer yooyu jël juróom-ñetti fukk yi fa dëkkoon ay palestiniens lañ maanaam ñaar fukk moo nekkoon ay juif ndax foofu itam dañuy wax mur de lamentation dafa am foofu xam nga mur de lamentation mooy mur bi nga xam ne fa la ñuy jullee di fa ñaane te itam moo di woon scandale suñu ministre boobu fa demoon danañ ci ñëw après voilà alors donc léegi itam mu am ba kii masjid al aqsa bi nga xam ne jullit yi àdduna yëpp buñ moo xam sunnit lañ wala juif lañ dafa nekk di lu am solo ndax foofu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon al mi'raj wal isra maanaam yéeg si kaw asamaan donc foofu la amee looloo tax mu nekk di boo koy seet mooy ñett à part Makka Medina mooy ñetteelu place bi gën a màgg ci l'islam léegi nag bu ñu indi bu Donald Trump ne dafay jël ambassade am indi ko foofu xam nga ca Jérusalem léegi indi ko Jérusalem loolu dafa contraire avec le droit international waaw est-ce que benn ambassade kenn mën na ñëw ne léegi damay jël suma ambassade yóbbu ko Ziguinchor parce que Sénégal am na problème avec Ziguinchor mooy capitale alors que la capitale officielle Sénégal noonu nga ko mën a xoolee daal maanaam pour nit ñi mën a comprendre voilà loolu nag dafa am problème bu rëy a rëy boo xam ne bi la États-Unis Donald Trump mu ngi jouer vraiment loo xam ne li la baaxul ci États-Unis baaxul ci communauté internationale ndax États-Unis dafa bokkoon ci dox tànki jàmm yi ñu mës a def yépp depuis 1947 ba léegi ku nekk fàttaliku ne Rogers li mu defoon dans les années 72 73 Carter quand il est venu bon en tout cas démocrate yi daal ku fi jaar rek jéem nga def dara ah vraiment pour am jàmm waaye nag li nga xam ne bi moom la Donald Trump def dafa nekk dafay yàq lépp lu ñu tabaxoon ci biir pour am jàmm pour ñaari état yi mën a juddu ndax loolu rek mooy jàmm bi mën a am ku nekk reconnaître sa morom ne kii état la ki am na souveraineté fii la commencé fii la yem waaye nag Israël dafa amul frontière waaw ñu gis ne tamit njiitu réewu Sénégal Macky Sall yëkkati woon na ci benn déclaration di ñaawlu colonisation bi nga xamante ni Israël mi ngi koy amal foofu organisation des Nations Unies tamit naka noonu lan nga ciy wax waaw man damay rafetlu loolu lool ndax Sénégal rôle bi mu mës a joué ci Palestine di yor comité bi nga xam ne mooy aar àq ak yelleefu doomu aadama bu Palestine depuis 75 ba léegi kenn benn pays arabe mësul taxaw sax ne dama bëgg comité boobu Sénégal daal lañ ko féetale ci Nations Unies ngoon nag
Sénégal dafa war man jouer jour bu rëy ñaareel ba itam gi nga après guerre 1967 1969 am na benn comité de sages bu ñu defoon. boo xam ne Senghor moo ko jiite woon moo ko Houphouët-Boigny Amani Diori pour ñu dem dox tànku jàmm entre Israël ak palestiniens yi. léegi dama lay wan ne loolu Sénégal yàgg na di jouer rôle boobu. et donc condamnation boobu dafa war ndax Sénégal warul sax jéem a ut sax mu yokk ci ambassade bu muy ubbi foofa ca Israël fekk Palestine amul indépendance. loolu mooy war a nekk taxawaayam. ndax mais rôle bi autorité mu palestinienne. waaw État Israël. waaw mais c'était la première fois. que nga gis benn ministre des affaires étrangères dem Palestine dem Israël te itam erreur ba mu def bu rëy mooy bu Sidiki Kaba def Sidiki Kaba jur na coow tamit ci réew mi. moo di waa palestiniens yi li ñu déclaré ñoom seen bopp sax dañ ne Sénégal dafa war a balu waa Palestine ndax respect bi ñu leen jox. bu doon ñeneen danañu wax la leen. te gis nañ tamit Sidiki ba muy dem Beytul Maqdis sax waa palestiniens yi yëguñu ko autorité palestinienne yëguñu Israël ñoo leen conduire yóbbu leen ba foofu violation des droits des Palestiniens ñaareel ba itam erreur mooy dem ci mur de lamentation sol seen koppati taxaw fa si jullit loolu itam. mais est-ce que nekkul loo xam ni c'est paradoxal. bu fekkee ñàkk xam religion ak histoire. rek moo ko waral mën nañ ko baal xam ne loolu xam nga pays arabe yu bëree bëri pays puissance yu bëree bëri foo xamul boo laa dem war nga seet ay spécialiste waxtaan ak ñoom. ñu conseillé wala ñu ànd ak yow. amul benn États-Unis nga defee ne seen négociation yi ñuy def avec comment dire Corée du Nord mais am na ñoo xam ne ñu ngi wax langue bi xam nañ civilisation bi ñu ngi koy jàngale ñooy conseiller ñooñu ba ñu xam naka la ñuy wax ak ñoom waaye nag ñun fii arabisants yi bari na fi lool ñi xam l'islam ñi xam histoire waaye nag doo mës a dégg benn autorité bu la oo sax laaj la sa xalaat waaw yow dañ na la laaj sa xalaat ci Maroc man dañ may laaj télévision marocaine dañ may laaj suma xalaat El Jazeera dama ciy wax léeg-léeg ak yeneen waaye gis nga fii à notre niveau koo xam ne ki lee moo am spécialité moo xam ci monde arabe la moo xam ci Asie la moo xam la neen yooyu dama yaakaar ne politique yi am na lu ñu war jouer mais gis nga maanaam pays yu mag yëpp avant ñuy def benn voyage bu am solo ak ay accord danañu demander benn universitaire bu spécialisé ci histoire wala ci droit wala ci criminalité wala ci leneen jël xalaatam waxtaan ak moom wala ñu ànd sax ak moom pour ñu bañ a def yenn erreur yu mel noonu. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal professeur Babacar Samb nekk foofu la ca département arabe université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñuy faram fàcce lépp lu soxal conflit bi am ci diggante Israël ak Palestine professeur dañuy dégg sax souvent ñuy wax autorité palestinienne état Israël lan moo tax. waaw li ko waral moo di ne pourquoi ñuy wax autorité palestinienne moo di ne baal ma moo di ne Palestine état arabe yëpp reconnaître nañ ko en tant que état Sénégal sax reconnaître na ko en tant que état boo demee ci organisation yi nga xam ne dañu dépendre ci Nations Unies moo xam UNESCO OMS ak yooyu yëpp même assemblée générale bu Nations Unies am ci ñaari at yi passé reconnaître nañ ko comme état observateur qui n'est pas membre mais observateur donc autorité état bi am na waaye souveraineté la amul souveraineté mooy lan maanaam am dogal ci biir sa suuf yëpp am gouvernement boo xamee ne bile maanaam aar na suufam yëpp ba ñu xam ne fii la commencé fii la yem moo tax ñu ne dans un premier temps dañuy wax ne autorité palestinienne maanaam plan bi nga xamee ne bile moo ko joxoon mooy plan quartet plan boobu dafa waxoon ne 98 dañu war proclamer état d'Israël Israël opposé ci loolu loolu amul moo tax ba léegi
nangu nañu ne Palestine am na mais Israël ba ñu ko créé depuis 1948 moom am na état boo xamee ne bile communauté internationale reconnaître na ko mais état arabe boobu ma la doon wax arabe yi dañu ko rejeté woon moo tax amul état léegi nag beneen xeex bi ñu sumba nii moo di ne ñoom état boobu ñu mën ko récupérer ñu xoolaatam rëdd bi nga xam ne moo xàjjale ñaari pays ba mu nekk di lu leer ñu ne fii la Palestine commencé fii la yem ay suufam waaye nag du barrière ya fa Israël def wala mur ya mu fa tabax loolu nekkul di frontière am parce que moom amul aéroport boo xam ne mën nga fa dal ci biir Palestine amul port boo xam ne mën nga fa jóge dem fa fooy jaar Israël moo lay autorisé nga jaar wala boog ngay jaar ci Rafah maanaam tunnel yoon bi nekk diggante Égypte ak Israël maanaam ci Gaza donc dëkk boo xam ne amul benn sañ-sañ ci boppam pour avion mën a ñëw boo fu jógee wane damay dem Palestine nii da ngay di jaar Israël ku la dugg Palestine foog Israël moo lay autorisé même bateau bu la traversé sax jëm Gaza Israël moo lay autorisé looloo tax ñuy wax autorité palestinienne en attendant ñu am vraiment li ñuy wax état palestinien bi nga xam ne moom la ñëpp ne moo mën a indi jàmm ci gox boobu. tey jii professeur ban rôle la organisation des Nations Unies war a jouer réellement wala umma islamique wala sax communauté internationale ci solution est-ce que yow jàpp nga ni conflit bi solution mën na ci am yow yan solution ngay joxe. mën de solution bi ma gis ci Palestine moo di vraiment maanaam ñi nga xam ne mooy organisation internationale yi yépp bi si jiitu di l'ONU ñoom ñëpp ñu taxaw vraiment wax ne Israël nekkuloo ci dëgg li ngay def teguloo ko ci yoon ndax xam nga terrorisme d'État la ñuy def ndax xam nga li xew nii ci jour de la Nakba 15 mai lu ma téeméeri nit dee nañu ci ñoo xam ne yoruñu arme yoruñu dara ay lance-pierre la ñu yore kii xeer kooku yor ay kii di leen rey téeméeri nit sa dëgg-dëgg xam nga ne loolu ëpp na léegi gis nga Koweït moo présenté benn résolution l'ONU démb boobu ne objectif bi lenn rek la défendre protéger le peuple palestinien maanaam aar peuple palestinien. comme niñ leen di faatee. waaw faat bi rey bi vraiment ëpp na ndax léegi maanaam États-Unis Donald Trump def veto ne du jàll. xam nga Nations Unies ñaari puissance yu mag yi ku ne d'accord ma rek même bu téeméer yi bu si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi d'accord tamit États-Unis wala France wala Angleterre wala Chine wala Russie buñ ne d'accord ma rek résolution du jàll loolu nag dañ ko loolu la ñu war dindi laa wax. ca organisation des Nations Unies ñaareel ba. aussi moo di États-Unis ci boppam dafa présenter beneen résolution ne dafay condamner Hamas comme organisation terroriste. mais loolu histoire dana ko retenir ñépp rejeté ko maanaam bi ñu ne kan mooy d'accord ci résolution bi. kii représenté jigéen bi représenté États-Unis moom dong moo yëkkati loxoom loolu mosul am l'ONU. loolu da lay xamal ne Donald Trump ak États-Unis politique ba ñuy doxal maanaam seen naataangoo dëkk yépp kenn d'accord ceeg moom ndax benn dëkk rek war na mën a imposer maanaam volontéem ci communauté internationale. ndax Israël moom kenn rek war na mën imposer communauté maanaam dooleem ci Liban ci Syrie ci Palestine ak Jordanie loolu nag dañu xam ne état bu nekk am na sañ-sam ak moomeelam kan moo ko war a sàmm l'ONU looloo taxoon ñu créé l'ONU pour mu bañ a tey am guerre waaye nag li ñuy def nii ak problème mu Iran bu bees bi ak nucléaire ak dellu gannaawu États-Unis mais mën na indi 3e guerre mondiale. te loolu nag yaakaar naa ne nag li koy waral moo di ne Nations Unies dafa war nekk nation des états xam nga africains yi ñu ngi doon demander pour ñoom. ñu mën nekk membre du conseil de sécurité en tant que continent. loolu lu jaadu la waaye nag ñeenti pays yi nga xam ne ñoo génnoon sa guerre ba la passé. ba léegi rek ñoom ñoo fa nekk kuñ si yokk mooy Chine rek lañ si yokk boobu ba léegi. Inde bokkul keneen bokkul.
te keneen ku bëgg am nucléaire ñu ne doo am ñun am nañu ñu ngi ko denc. mais keneen voilà léegi nag loolu la ñu war a xoolaat ne droit international dafa war nekk protéger la communauté internationale. ku nekkul ci dëgg ñu dal sa kaw comme nañ ko defee woon contre la Syrie comme nañu ko defee woon maanaam ci Somalie. comme ni ñu koy def actuellement li xew RDC kii naka tudd Centrafrique ak yooyu. nga xam ne vraiment entre musulmans et chrétiens yi ñu ngi xeex ñu ñëw waaye pourquoi nag Nations Unies ndey kumba ñoom masuñu yónnee casque bleu. ci diggante palestiniens yi ak Israël. mu jaaxal ñu bari. jaaxal na ñëpp mas nañ ko yónnee de diggante Israël ak Liban. waaw mas nañ ko yónnee ak fële Golan waaye ba léegi diggante Israël ak Palestine. Israël day continuer di rey bu ñu reyee benn israélien Israël dana fayeku ñeent fukki palestinien mais communauté dañuy condamné nañu foofu lay arrêté mu jeex mais duñu jël benn mesure boo xam ne bi lee dana tax Israël dellu gannaaw. waaw ñu gis ne tamit am na déclaration boo xamante ni fi ñu toll nii sax moo bëgg a taal réew mi ngi jógee ci leaderu parti politique bi di réew mi di Idrissa Seck ñu laaj ko ci conflit boobu lan moo ci xalaatam lan moo ci solution en tout cas andi na fi ab jeu de mots boo xamante ni indi na bàkka indi màkka loolu moo daal di indi coow li ban analyse nga def ci déclaration bu Idrissa Seck bi nga xamante nag moo bëgg a taal réew mi dem sax bay laal confrérie yi. waaw yaakaar naa ne Idrissa dafa juum bu métte xam naa am na xam-xam ci lislaam waaye na xëy na jàngul langue arabe ba man ko benn man boo xam ne dana xam lan mooy bàkkata lan mooy màkkata te itam wax na ne ci li ma liir ci presse bi ne yàlla waxul sax màkkata ci alxuraan bàkkata rek la wax te loolu itam nekk na di ñaareelu erreur bu grave am na ñu baree bari ñu ci tontu xëy na duma ci dellu sewaat damay wane ne rek loolu erreur la bu rëy ndax l'islam kenn ku ne xam nga fii suñu homme politique yi dañu tàmm bu ñuy def discours dem ci gàmmu yi wala ci ñu dem ci naka la tudd meeting yi di wax ay seen aaye alxuraan di ko jéeme firi yàlla nee na ku nekk da nga war a yem ci sa rôle man daal bu mu nee politique xam naa ne politique laa xam naa ne nag jullit laa itam xëy na mën naa wane suma njullit si suma biir politique waaye nag mënoon taxawaayu imam mënoo taxaw tam taxawaayu maanaam xalif général souvent da nga koy gis nag moom xam nga bari na lu muy wax ay saare alquran ak i hadis ci ay ke ba ñëpp xam na ne dëgg-dëgg xam na ci lu baree bari moo ci ëppal ñu baree bari xam-xam waaye fii nag dafa daanu ba nërmeelu maa ngi liir ci presse bi nii léegi tey balu woon na de léegi baluwaatoon na dem na sax ba tudd ay nit ne maa ngi leen di balu loolu nag xam naa ne dañ ko war baal xam ne moom dafa juum dafa nërmeelu waaye nit ku politique la ku am na xam-xam ci lislaam waaye nag dafa amul xëy na xóotalul njàngu arabam ba yenn yi mu man ko xam moo tax ndey ko ma nit lu mu xamul bu mu ca wax man démb rek am na benn télévision bu ma invité na ma kaay wax ci diggante Chine ak la xew mook Burkina Faso nga ne ma ko ne ko loolu du suma aire culturelle xam naa ci lu bari de ndax maa ngi suivre relation internationale ak yëpp waaye nag da nga war a seet ku xam Chine ku xam Afrique mu ñëw wax ca loo xamee ne di doo wax erreur man lu ma xamul du ma ci wax noonu ku nekk nag am nga loo xam te xam-xam du jeex géej la ku nekk am nga foo yem donc bu religion nag daf di nekk di loo xam ne dafa sensible Sénégal lool dëkk yëpp sax waaye Sénégal la gën a sensible religion confrère yi doo dégg sax Babacar Samba wax ku nekk gëm nga la nga gëm yaa nga ca la nga nekk muy musulman chrétien muy murit ak tijaan ak xaadar ak laayeen et cetera yooyu daal ñu ngi def coexistence pacifique amul problème mu di nag li nga xam ne mooy religion li mu wax ci màkkat ak aj ga loolu mooy li garaaw lool mais lan moo tax yow nga ne Idi dafa juum yëpp ñoo nekk ci erreur waaye moo tax nag tudd na mur de lamentation yaa ngi dégg waaw lan moo tax nga ne dafa juum njuumte gi mooy
dafay jéem a firi loo xamee ne li leen maîtriser wu ko waaw min di firi ne bu ñuy wax bàkkata Jérusalem a tax ñuy wax ak l'alimentation alors que Makka am na ñeenti tur wala juróomi tur yoo xam ne bokkuñu ci biir Coran ci biir histoire nu ñu ko daan tudde ak xam nga lu nekk dafay comme par exemple bu ñu ne la tëngéej c'est tëng ga sa géej loolu boo ko xamul bu ñu ne la tëngéej doon na tëngéej amul bu ñu ne la tubaab jalaaw man tubaab jalaaw laa dëkk yéen lan moo indi tubaab ak lan moo indi jalaaw mais loolu boo ko xamul histoire tubaab ba fa newoon sa kaw tunda ba ak yooyu nañ koy waxee. ak lan moo indi sax Sénégal tubaab bi dafa ñëw nee nañu ci yenn version yi laa wax de. ne dafa ñëw fekk gaa ñi liggéey gaal mu ne leen yéen li ngeen di liggéey nii lan la. mu ne yaakaar ne loolu la ko tubaab bi laaj fekk tubaab bi daf ko leen laaj ne yéen fi ngeen dëkk fii fan la. maanaam dëkk bi naka la tudd kooku na comprendre ne ndax li ñuy liggéey mu nekk lii day sunu gaal la. tubaab bi ne Sénégal. waaw xam nga gis nga erreur boobu. waaw erreur ndax dëgg la ak du dëgg nag du ma wax mais dama ne bokk na ci version yi ne moo indi turu Sénégal waxuma nag yeneen version yi nga xam ne mooy Siin xëy Sénégal Mauritanie yu ma xamoon mais loolu dafay wane rek ne histoire dafa xóot. te dafa sew. am na bu ma gisee boo déggee ma ne dafa juum mooy li ma waxoon léegi ne dafa xamul xëj na wala ba muy wax boo xelam demu ci ne lan mooy histoire bakkata lan mooy histoire makkata loolu nag du ñu am temps leeral ko fii. mais linguiste yi am na suñuy linguiste yoo xam ne yi lay def nañu si sax gëstu ba Idrissa Seck waxee leeru am na lu bare bare luñ ci. duñ ci kii. ñu ni tamit déclaration bi dem bay indi jaxasoo ci diggante Tidiane yeeg Mouride yi xalif. Tidiane bi wax na xalif général des Mourides. wax na lan nga ciy wax. waaw loolu nag def naa ñaari problème la yu bokkul. première bi mooy xalif Tidiane bi li mu wax. moo di déclaration bi Idrissa def ndax dafa mel ni jullit ñi daan dem màkk ak ña leen di dafa dañu juum dafa mel ni daal dafa mel ni fa ñu waroon aje yow ñu fa c'est-à-dire la ñu waroon aje si ni que nit ñi déggee ci waxam. ndax loolu la Idi bëggoon wax wala déet gaw ma ne loolu la bëggoon wax de. waaye loolu nag dafa nekk di loo xam ne li lu rëy la ñaareel ba moo di ne sëriñ bi tam wax ne bu kenn jaxasee sëriñ murid yi bu kenn jaxasee. jullit ñi loolu itam xam naa ne lu ko war itam mbiri politique la ndax Idrissa Seck ñëpp nee nañu woon Tiijaan la ñëpp nee nañoo ne Tiwaawan la gën jege ñu dégg ne ci temps yi Idrissa Seck ne murid la comme Ablaye Wade ne murid la gi mais Ablaye Wade ba mu newee nguur ñu baree bari ñoo xam ne Tiijaan la ñu woon wala amuñu woon kii dañu dem nekk murid ndax yaakaar nañu ne pour nekk président Sénégal bu si Touba àndul Ablaye Wade wax na ko kenn du fi nekk président. Touba nag am nañu maanaam taxawaay boo xam ne bi ci wàllu économie am nañu taxawaay ci wàllu xam-xam ci suuf seeg mbéy meeg yooyu am na lu bare luñ ŋànk te dañu ne ku yor économie rek yaa yor réew. waaw tubaab bi dañuy wax ne économie moo yor réew. du xam-xam rek de. du jàng rek de. waaye nit ki daal bu fekkee ne moo yor sa pepp bi muy dugal si sa gémmiñ kooku doo def lu dul nga ne kii kat mooy suma kilifa waaw politique yi nag ñoo ko gën a yokk ndax bu campagne am na bi article yu ma si bind man bu campagne ñëwee kenn ku nekk yaakaar nga ne boo laa gi xool population yi sax war nga dem sa sëriñ ba war nga dem nga toroxlu war nga dem nga mën nañ leen respecté xam nga président de la république waxoon na fi Macky Sall ne ñëpp sa ay citoyen lañ mu am mu ordinaire mu am ñu mu mer lool te muy waxu dëgg itam ndax sëriñ seen bopp ñoom dañ considéré seen bopp ne citoyen lañ maa ngi dégg barka dem ba benn discours sëriñ Abdoul Aziz Sy bu ñuy faral di teg te mu doon wax bu ngeen laa voté xool leen demee yàlla ak yooyu mu ne man mii kat damay wax ndax citoyen laa bu mu fekkee ne citoyen sénégalais laa lay xew ci réew mi war naa ci wax sëriñ si itam am nañu seen rôle bu ñu war jouer ci taalibe yi
am na rôle bu ñu war a jouer ci état bi waaye nag dañu nekk di état boo xam ne mooy état laïque. état bu xàjjale diine ak nguur. moo tax ku xewle état bi war na la jàppale moo xam Tiwaawan la indi la électricité indi la ndox. indi la sécurité ndimbal sax lu ñu nit ñi lekk. loolu jaadu na waaye nag dem ba nga xam ne état dafay tëdd ci di raamal sëriñ si. loolu nag kenn waxu ko sëriñ si sax demandé wuñu ko. ñoom politique yi ñoo koy def pour am. baatu ñi wékku ca sëriñ si mais sëriñ si demandé wuñu kenn loolu. waaw Babacar Samb dernière question sax waxtu bi dab nañu mais danañ la laaj seen université bi dafa jax li ko jaxal moom mooy xale yi doon nañ génn foofule ca UGB baare tali bi di manifester ba ñu faat étudiant Fallou Sène te sax ñu ngi doon jooy te noppeeguñu ci étudiant bi ñu faatoon ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar coow li bari nga gis ne étudiant président nee na dina yokk bourse yi ainsi de suite dina wàññi ticket restaurant yi ci 2 minutes rek ban jàngat nga am ci loolu. man daal jàngat bi mu ci am moo di ne ñetteelu yoon a ngi nii boo xam ne bile xam nañu histoire u Balla Gaye Bassirou Faye ak Mohamed Fallou Sène yëpp li ko indi arme la. dama yaakaar ne bu fekkee ne dañuy ñëw rek étudiants yuy manifester ci mbedd mi di laaj seen bourse wala ñoo xam ne dañu dugg restaurant ne dañuy def ngénte tubaab duñu fay loolu ñëpp def nañu ko étudiants yu bari def nañu ko loolu warul arme daal amu fa yoon daal. maanaam mën nañu maintenir kaaraange saa ñu yor ay bal yuy rey weddiw ñu grenade tiital nit ñi ñu dem waaye nag li xew nii président jël na ci matuwaay yu wér a wér sa dëgg-dëgg nag nga ànd ak moom ak nga bañ a ànd ak moom man newuma fen de. mais dama ne li mu jël nii c'est très citoyen. moo di ne vraiment tawat yi nga xam ne dafa greffé wu. ci mooru Fallou Sène moo di yokk bourse yi wàññi ticket restaurant yi loolu la mu def effort bu rëy rëy la et étudiants yi nag c'est vrai que waa UGB. ñoom ñoo ne dañuy wax ne ñetti ministre yooyu démissionné. loolu nag yaakaar naa ne daal xam naa ne. ñun mag professeurs yi war nañu dem jéem a waxtaan ak ñoom pour ñu dellu si ci loolu. ndax loolu buñ ko continuer année blanche mooy am loraange lay nekk pour ñoom étudiants yi pour université bi pour communauté sénégalaise bépp ma yaakaar ne daal comme def nañu effort bu rëy xeex boo gis dafa am étape gañe nga bii étape nga dem deuxième étape gañe nga ko wala boo gañe woo ko lool nga ne damay yem fii ba déwén ma commencé waat loolu daal la ñuy gën a conseiller étudiants yi nga xam ne ñoo bañ ne léegi du ñu jël jàng ndax gouvernement bi dana dox professeurs yi dañ leen di fay seeni salaire personnel yi fay seeni salaire te ñoom ñoo tax ñooña nekk fa kon nañ dem ñu ñëwul jàngase kan moo ciy perte ñooy am année boo xam ne bi léegi kenn du ko valider moo tax itam loolu wala donc dana indi beneen problème boo xam ne bu ñu ñëwee ba mois d'octobre ñu ne dañu bëgg ñu defal ñu examen enseignants yi ne déedéet année bi de mënuñ ko valider ngir quantum horaire bi ñu waroon am amuñu ko te bu boobaa itam académiquement c'est défendable. yéen jooyatu leen dara yéen professeurs yi. ñun professeurs yi ak ñun SAES. vous êtes dans de bonnes conditions. on est dans des conditions acceptables. ginnaaw ba ñu xeexee mbiru retraite yi xeex mbiru grade yi ci biir SAES ak yeneen syndicats yi yëpp am nañu ci ndam loo xam ne am nañu accord ak gouvernement bi ñu ngi ci jàmm vraiment fi mu nekk nii xëj na li ñuy. def mooy veiller à l'application. gouvernement bi itam di ko ñaan la mu tudd ci yokkute mu sàmm kàddoom ci loolu ñaareel ba itam bourse yi xam nañu ne mooy indi toujours ay grève mooy indi toujours ay ñu koy joxe à temps vraiment mën nañu régler problème boobu ba nga xam ne bourse yi xam nga ban système la ñu war a am defe naa président wax na ko boo xam ne bi lee dana may étudiants yi ñuy jot seen bourse ci waxtu wa mu bañatee am vraiment bourse bañatee nekk loo xam ne mooy taal université bay nit di ci dee. kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax professeur Babacar Samb nekk foofu la ca département arabe bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu ngi koy jaajëfal ci disponibilité am ak leeral yi nga xamante ni andi na ko ci conflit bi am ci diggante Israël ak Palestine ak solution yi muy joxe ci crise universitaire bi ñu leen di jaajëfal tamit yéen auditeurs yi ba samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak yeneen invité jaa ngeen jëf.
FM 97.5.